waxtu ak genn wàll ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen kóolute ak ànd beeg nun ci rajo Futurs Médias xibaari wala fii ci yaatal Makumba Bey ngeen ciy àndal. ñaari gone yu faatu ci ndoxum biig mi ca Bambilor ndax taw bi waa meew biig woowu nga xam ne wu yaatu la lool ci biir réew mi Kaolack joggati ñëpp ak téeméeri millimètre ak juróom-ñetti fukk fu bëri taa xemb jamono ji Foundiougne ak Ziguinchor tamit am ndox météo di wax fu ne lam fa taw ak li ci war a topp di barab yi nga xam ne ñi ngi fay xaaraatum ndox tey jii mbaa ëllëg ONAS moom itam fu ci bëri ci kan yi nga xam ne moo ko war a sikkar ci ba ndox mi mën a jàll am ay jafe-jafe directeur ba nag ni lu waay jot sànni ci dinay waral bu lu mel ni amatee nag ndox mi du mën a jëm pàcc bu yaa ci xibaar yi ñu jagleel ko ndoxum biig mi. accident yi méngale ren ak daaw ci li ci faatu nag mu mel ni ren moo tane astut leerali Alaaji Njoogu Jeen ña yàqule woon ca marché Sandaga rafetlu tëj gi ñu ko war a tëj defaraat ko bëgg rek nag ñu boole leen ci waxtaan wi ak projet bu ñu nas rek te bañ leen a defal loo xamante ne nii ñoom bokkut ak seen i bëgg-bëgg. tolluwaayu parti démocratique sénégalais ñu fa nekkoon ba jóge fa gannaaw yi xat-xat ñoom itam di ci wax seen i xalaat Modou Fada Diagne Aliou Sow ak Pape Samba Mboup Ahmed Alimou Ba dina ci ànd ak ñoom ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon quartier vert ak li ci yéene kaay yi. Makumba Bey. ñaari gone yu faatu ci ndoxum bugg mi nga amee ca Bambilor tax sax jamono ji ministre bi jëm fa ministre bi yor wàllu ndox mi di Serigne Mbaye Thiam des na ci àndaat ak yéen ci beneen jotaayu xibaar ak sunu ndaw la koy wattu di Abdou Diouf Diagne. ndox moomu biig fu yaatoo yaatu ci biir réew mi mu sotti fa Kaolack nag moo jogati ñëpp téeméeri millimètre ak juróom-ñetti fukk di loo xamante ne nii néew na lu muy am Pape Ngor Ndiaye kenn ci ña nekk ca météo di ko natt moo ci jokkoo ak Georges Déthié Diop. daanaka réew mi yëpp moo jotoon a am ay taw mais taw yi mi ngi ëppee nag ci diggu réew mi lu ci mel ni booru Kaolack am nañ fa daanaka téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay millimètres Mbour am nañ fa téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay millimètres booru Bambey am nañ fa ñaar fukk ak ñaar ci ay millimètres Diourbel am na fanweer ak juróom-ñaar ci ay millimètres donc juste pour dire que ci diggu dëkk bi foofu la taw yi gën a ëppee bu ñu demee ba ci bëj Saalum bi nag Tamba am na fukki millimètres fanweer Bakel Kolda am na juróom fukk ak ñeent Ziguinchor am na ñaar fukk ak juróom ñaar bëj gànnaar gi nag foofu taw yi xaw na fa néew tuuti lu ci mel ni Saint-Louis am nañ fa ñeenti millimètres ak ay traces yoo xam ne jot nañ ko am entre Matam ak Ranérou bu ñu xoolee ci tënk daanaka réew mi yëpp moo jotoon a am ay taw diggante démb ci ngoon alarba ci ngoon jëm tey ci suba si pour waxtu yi di ñëw jàpp ba si di ñëw dañuy gis que ni taw yi nga xam ni moom lañ nemmeeku ci réew bi dafay desandi ci réew mi ba léegi rawatina ci sowu jant bi lu ci mel ni Dakar daanaka niir bi dina bëri lool taw bi tamit dina wéy ci journée tey gi jëm tamit ci yeneen goxu côte bi lu ci mel ni booru Mbour tamit booru Casamance tamit ñu ngi fay xaarandi ay taw ba ci Fatick tamit ci île yi biir dëkk bi tamit ñu ngi fay xaarandi ay taw ci journée tey bi ba jëm ba ci penku bi donc pour wax juste que ni journée tey bi situation bu favorable mooy persister donc ay taw yu ñuy continuer ci réew mi yëpp rawatina ci sowu jant bi dina commencé dal nag suba samedi nag ci la tekkaaral bi di gën a fës waaye bu ñu jëmee ba dimanche jàpp lundi taw bi dana tàmbaliwaat. mu ngoog kon mel ni ubbi nag jàmm ndox mi ñu doon ñaan rek mu sedd guyu ñu des ci ba léegi ndax nag Kaolack noonu mu ko waxee téeméeri millimètre ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent bëri yoon yoo xam ne fii ne nii dog na ak mur yoo xamante ne nii dafa taxawoon te dëgërul taw bi daal di koy daane ak barab yoo xamante ne nii taa xemb Ibrahima Diame. li ko dalee commune bu Kaolack bi Wakunguna jaar war jaxal ci commune bu Xelkom Biram taw yi nag def nañ ay dégâts yu bëree bëri ay kër yu fees dell ki ndox ay miir yu daanu ay yoon yu dagg waaye tamit ay jur yu bëree bëri dee nañ ci ndox mi ci war jaxal nag ñu bëri ci askan wi ci biti lañu fanaan di xoole Kaolack rawatina fii di xaaxun bassin de rétention yi nga xam ne aménagé nañ leen bees foofule taxul nag yëf yi sedd fii tam ndox yi dugg nañ ci biir kër yi ba tax na préfet sax xëyoon na ñëw seet si leen booba jamono nag fi nga xam ne moom mooy kër Yoro Xoja ci commune bu Wakunguna daanaka circulation bi lu jafe la yoon bi nga xamante ni moom moo leen yóbbu Poroxaan dem ba Gàmbi ak yeneen gox-goxaan yi ndox yi tamit dagg nañ ko ba askan waa ngi sonn lool Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima Diame fu ko soriwul di ca diwaanu Foundiougne ca région bu Fatick moom itam sapeur pompier yi ña nga fa ngir nag dimbali nit ñi ci ndox mi dotti ki foofu démb nag ci guddi bu baax a baax ngir mën leen yombalal dem beek dikk bi ak gàllankooru gi nga xamante ne ni am na ci ginnaaw bikk
ñu dem ca Ziguinchor foofa itam sunu ndaw la fa nekk di Lamine Ba xamal nañu ni daal ndox mi wàcc na fa bu baax a baax ba am ci yoo xamante ne nii nag ci koñ ya fu ci mel ni Bukot Lindiane Kabada ak Kande ak Kolobane am nañu ñoom itam ay jafe-jafe ci wàllu dem bi ak dikk bi mu doon loo xamante ne nii nag itam ñoom itam xaw naa indi foofee gàllankoor jombul ñu àndaat ci ak beneen jotaayu xibaar ak yéen fii ci Gueule Tapée itam tey jii ci suba Amadou Sabar ba mu fa xëyee bëri na fa lool ñoo xamante ne ni daal seen i activité wàññeeku na bu baax a baax ci ni mu waroon a doxee ndax ndox mi ak ni mu yàqee marché bi ak rappajoo ga fa am ñu teewlu ci reportage am. ci yoonu kanaalu Gueule Tapée bi ndoxum taw mi daanaka moo fay dogal oto yi mënuñoo dem mënuñoo dikk am na ñoo xam ne sax dañoo lab ci ndox mi ñi nga xam ne ñooy jaaykatu fëgg jaay di xool seeni marchandise di tëmb ci ndox mi ñi ngi ciy jéem rawale yenn ni waaye mujjul antu problème bu yàgg maanaam canalisation bi ndoxu taw mi boole kook ndox yi nga xam ne ñooy ball ci foos yi muy joxe xet goo xam ne doy na waar ci ñi nga xam ne ñoo fay jaar ak ñi nga xam ne sax ñoo dëkk fii di Gueule Tapée Fatou Diop di ñaawlu lu ni mel. taw su wàccee sant yàlla la ndax tàngoon na tàngaay boo xam ne taw bi rek moo ñu arrangé mais ñun lu ñu sonal ñun Gueule Tapée ak Médina mooy foos yi tiw yi gis nga ko même doo sax dox xaw ma ana sunuy autorité xaw ma nag ñun ban époque lañu toll ñun Gueule Tapée ak Médina loolu rek mooy sunu bu guddee du ñu nooyi xet boo xalaat bu bon rek bu ñu boolee xetu marché xetu foos ci kaw la ñuy fekk xaale wu ñu yooyu. ci marché Gueule Tapée jaaykat ya ñu ngay toog di xaari client naam sax gisaguñu seeni marchandise loolee yëpp nag taw bee ko waral. am nañ jafe-jafe ne fu mu nekk mu tawee sunu mool yi duñ dem géej tey benn mool demul géej sunu oto bi war a jóge indi sunu jëni marché central 4 heures du matin ba léegi ñëwul na ndox mi moo ko téye su yoon bi. ñi nga xam ne ñooy automobiliste yi ñoom tamit jot nañ seen wàll ci bile taw daanaka yoon yëpp ñoo bloqué embouteillage yu bari loolu yëpp nag ndox mee ko waral. ndox mi lu ci bëri taa xemb ndax fa mu war a jaar ba jàllut li ko teree jàll nag mooy yu ñu fa sànni yoo xamante ne ni moo sakk bën ba mu war a aw loolee nag le directeur général ONAS di kër gi yore cat gi ci taax yi di xamle nag di sàkku rek ku yorati loo xamante ne ni mënut a jàll ci rigol nga boole ko ci mbalit mi an te bañ koo dugal ci yi nga xam ne ci suuf la war a jaar mu doon addu sànq ci suba moom itam ñu teewlu ko ci micro Pape Bes Diba. fan yi yëpp ñu doon ñaan mooy ndoxu wi taw parce que defe naa loolu taw amul woon am na lu metti lu gënoon am loolu benn la beneen bi dëgg la taw am na ci ba déplacement bi mooy dem bi ak ñëw bi metti na trop ci yenn axe routier yu mag a mag mais ñun ONAS assainissement routier dañ ko jàpp ak AGEROUTE na leen di jàppale waa AGEROUTE pour liggéey boobu mën a dem ci lu am tout dinaa seet tey ak directeur général AGEROUTE lan moo tax axe routier yi nga xam ne dafa gën a mag affaire yu mbënd am ful ëpp na bés bu nekk saytu bés bu nekk ñuy expliquer bés bu nekk ñuy wax ni ñu moytu loo xamee ne warul dem ci canalisation ñu dugal ko ci loolu bu amee aussi du ñu yombal suñu liggéey defe naa ñëpp war nañu ci jàppale muy yéen surtout médias yi ci campagne d'éducation yi pour expliquer nit ñi parce que loo xamee ne ndox la war a yóbbu boo ci defee loo xamee ne dafay téye ndox saa yu taw amee foog inondation am dëgg la am na gox yoo xamee ne nit ñaa ngi góorgóorlu di xoolal seen bopp mais li ci ëpp mooy nit ñi lu bëri dañuy jël canalisation def ko comme mbalit ma profité aussi woote waat pour nit ñu jàppale ñu pour ñu xam ne canalisation du def kado mbalit wante rôle am mooy ndox bi bu duggee mën a dem defe naa loolu buñ ci jàppee xëy na bu ñu defoon loolu ñun ñëpp jafe-jafe ñu am tey xëy na mu wàññeeku bu baax a baax beneen bi aussi def mooy am na gox yoo xamee ne muy Médina en général Fass Colobane HLM réseau bi dafa màgget dañ ko war a saytu defaraat ko mais taxaw nañ ci quand même pour defaraat ko am nañu projet buy commencé na sax mooy wax muy Médina muy Gueule Tapée muy Rebeuss après nag yeneen gox na ci topp ba nga xamee ne bu taw amee yi du woon day nekk loo xamee ne du ma ne dina fi jóge mais dina wàññeeku bu baax a baax. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. accident yi maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi ren ji bi ñu tàmbalee wàññeek léegi. wàññi nañu 400 nit ñoo xam ne nag faatu nañ ci ay accident daaw at mi yëpp li ñu wàññi woon mi ngi tolloon ci juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar mu mel ni àggagu fa ci bu ñuy méngale waaye soriwu ko lool Alaaji Njogu Jeen
ci lu yees semaine di àjjuma bi ñu weesu ak bésu tey lépp fukki nit ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci accident diggante Badiouréh Diop Ndofène Fatick ak Mabo nit ñooñu faatu ñu yokku limuk nit ci ñàkk seen bakkan tollu woon ci 300 ak fukk ci bésu àjjuma bi ñu génn di 16 août fi mu toll nii nag lu ëpp 400 doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci accident lu ëpp fukki junne ak juróom-ñaar jël ci gaañu-gaañu ci nag lu ëpp fukki junne accident yi nga xamante ne waa sapeur pompier nemmeeku nañ ko bi at mi tàmbaleek léegi loolu nag toll ci xayma téeméer boo jël juróom-benn fukk buñ ko méngalee ak li woon daaw te nag at bi des na 4 weer laata muy jeex naka daaw di 2018 toll woon nañu ci juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar doomu aadama yu faatu woon ci accident lu ëpp ñaar fukki junne ak juróom-benn jële woon ci ay gaañu-gaañu ci at yi ñu weesu di daaw géej ak daawaati géej ñi faatu ci accident toll woon nañu ci 2017 si juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom ci 2016 moom mi ngi toll woon ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak benn wante nag accident yi loraange yi jéggi dayoo lay am ci wàllum koom-koom ndaxte nee nañu liñ ciy perte toll na ci téeméer boo jël benn ci lii di produit intérieur brut bu réew mi muy nag ci xaalis lépp juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar rax si dolli tamit ñii di yor wàllu assurance yi at mu nekk dinañ génn fukki milliards ak ñett fay koy nit ndax yi accident donte saa su ne ñi ngi ñaax nit ñi ñu moytu accident yi ak tamit matuwaay yi ci nguur gi jël lii di accident yi woy ba léegi di lëmbe ak di yóbbuy bakken fii ci sunum réew. ñu wax ci marché Sandaga tëj gi soreetul ndee weer wi bu dee la ñu leen waxoon daanaka semaine ci des tey jii nag ñoom ñoo woote woonum ndaje ni ànd nañ ci rawatina nag kuréelu ko ñi nga xam ni dañu fa yàqule woon atam ñu ni li ñu bëgg daal mooy projet yi ak ni ñuy tabaxaate yëpp nag ministère bi dugal ci seen loxo laaj ci seen xalaat bu baax a baax te bañ a fetteerlu rek def la ko neex Daouda Diouf mi leen jiite moom la ñuy teewluy kàddoom ci micro Nafissatou Sylla. commençant par tey jii mooy informer suñu waa marché parce que tamit dogal bu fekkee dafa ñëw mën a koo taxaw ne lii laay dogal tey lii laay def ndax dañu war a waxtaan tey ci suñu biir boo gisee point de presse bi am dañu daan wax lu baree bari te duñ ko dégg sax niñ koy waxee ndax boo gisee sax ci presse bi ne am na ñuy wax ne waa Sandaga d'accord nañu ci ne la 30 danañ ko tëj waa Sandaga d'accorduñ ci loolu ministre bi moo def ay proposition ne moom daf koy def ñu ne ko ñun lu ñu waxtaanewul mënuñu cee àddu li ñu mën a d'accord mooy Sandaga jox leen suñu projet bi ñu liggéey ba pare soo leen ñu joxee suñu projet bi ñu liggéey ba pare bu ñu defee suñu recensement ceinture bi ñu daan waxtaane ak bâtiment ñu xool nu ñu ciy liggéeyee pour mën ci liggéey waaye li nga xam ne wax dëgg yàlla mosu ci bokk mosuñu ci waxtaan loolu buñ ci bëggee jël yenn dogal li mu mën a doon tamit am na ay responsable yu fi nekk ay kilifaa ngi fi am na nu ñu mën a waxtaan ak askan bi ba ñu mën a xam tamit ñoom lan la ñu war a def ak lan la ñu war a bàyyi waaye li ëpp daal te nga xam ne ni moo ëpp solo tey mooy projet bi ñu taxawal nga xam ne validé àndoon nañ ko ak ñoom liggéey ko ba mu àgg te ñun xam nañ ni mu demee parce que liggéeyal nañ ci li ñu yaakaar yépp ne commerce soxla na ko nañu nu tegal boobu bu ñu nu ko tegalee ba pare tak ñu ñëw waxtaan ci sunu nu ñu nuy recasé di waxaat ne nañu nu gaaw dimbalinu ci liggéeyu marché bi waxtaan bi ñuy ñaan te ñu war ko am ak ñoom ci loo xam ne ay yëfu ay poñ yu ñu war a leeral la ba ñu xam ko ñoom ñun tamit ñu leeral lu poñ yi nga xamante ne ni ñoom la ñu war a def suñ ñu ko defalee rek suba wala gannaaw suba sax mën nañ commencé ñëw liggéey def seen liggéey. ñu des ci wàllu koom mi ba léegi ndax waa waqf wala waqfalal ulad di nag xeetu joxin woo xamante ne nii ci lislaam da nga koy dugal ci loo xam ne ñuy ko bokk waa UNACOIS waa yeesal àndoon tey ji ak ñoom ñuy xool nu ñuy def nag ba xam gi gën a leer ci bopp ñu yaatu ci nit ñi ak jaaykat yi ak itam la cay jógee fu ñu koy def dañuy déglu ci loolu Oulimata Diop mooy ko yoree ca ministère ba nga xam ne nag mooy ministère économie ñu déglu ko ci micro Juma Diouf. d'échange ak acteurs de la vie économique et sociale pour ñu mën a xam lan mooy and ko xamul ñu mën leen xamal lan mooy waqf mën leen wan lan la waqf mën a leen jàppale ci wàllu social bi parce que ñu ci bëri ci ñun ñu nekk ci association bi dañuy def ak association bi ci boppam day def beaucoup de social mais tey peut-être laaj na ñu jël bu ñu xamee lan mooy njëriñu waqf ak waqf ni mu mënee aider ci wàllu social nga xam ne da koy pérenniser action sociale yi parce que noonu la waqf di tëddee ñoom bu ñu gisee njëriñ li ñu gis njëriñ yi ñu toog ak ñoom waxtaan président Cissé mi recevoir ñu ak l'ensemble de son bureau ci lañ décidé na nag léegi liggéey bi dañ koy jëmmal formaliser ko donc def convention de partenariat bi nga xam ne autorité di waqf dina lëkkaloo ak UNACOIS Yeesal nga xam ne ay sénégalais ñoo fi nekk di daan seen doole aussi ñu jouer rôle important dans la vie économique et sociale ñu mën a taxawal donc pour liggéey
ci wàllu waqf loo xam ne dañ koy jëmale ci askan bi box yooyu nag boo ko gisee dafay jëm toujours ci wàllu waqf bi liggéey waqf bi parce que dafay am lu ñuy tuddee waqf mën nga ko def ci ay immeuble ay terrain mais aussi mën na nekk ci wàll xaalis loolu nag mooy fonds waqf yi looloo te fonds waqf boobu dafa laaj nga yaatal mobilisation des ressources bi nga yaatal collecte des donations. ñu wax ci wàllu politique ak jamono ji parti démocratique sénégalais xat-xat yi mu toll ndax Karim Wade nag ñu bëri jàpp nañ ni moom moo bëgg a teg loxo ci parti bi ba tax mu bedd ci ñu bëri ñoo xam ne ku ci mel ni Oumar Sarr ak ñoom maître Sall ñooñu ñëpp nag fi mu ne nii di dund loo xamante ne ni am na ñu leen jiitu woon dundoon ko ku ci mel ni Aliou Sow Modou Fada Diagne ak itam Pape Samba Mboup ñu jàpp ni itam seen bukki baaleen mat Mouhamed Ali Mouba. Modou Diagne Fada bu xoolee luy xew ci PDS daanaka xolam day naqari loolu la wax moom nag nekkoon na militant parti démocratique sénégalais. fu mu jaar bàyyi ci ñun ay métitu xol comme on le dit parce que même PDS dafa nekk kër gu nga xam ne ñun ñëpp jaar nañ fa PDS nekkul rek lu nga xam ne mbirum président Abdoulaye Wade la wala mbirum militant parti démocratique sénégalais dafa nekk mbir mu nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk tey ndax taxawaay bi nga xam ne parti démocratique sénégalais am na ko ci réew mi. waaye nag Modou Diagne Fada yokk ni lii yëpp daanaka waxoon na ko defoon na avertissement. li ñu doon wax depuis 2015 naan nañu defaraat parti bi nañ ko tëggaat dafa mel ne loolu ñu ngi koy soog a comprendre tey ne parti bi daal soxla woon na loolu. buñ sukkandikoo ci Pape Samba Mboup moom itam nekkoon wadis lii nii du lu bees ñi ñu écarté tey ñoom ñoo doon écarté ñeneen démb. Oumar Sarr ñoom kii mais ñoom waruñu plaindre parce que ñoom ñoo doon Abdoulaye Wade se baser sur eux ñoom ñoo doon exécuter les décisions malsaines du parti ñoom la. ñooñu daxalu dans le parti Mac Farba parce que nous on avait vu venir on leur a dit bëgguñu woon gëm te pourtant ñoom waroon nañ ko xam ndax ñoom ay cadre la ñu ay intellectuel la ñu ndax xanaa dem nañu école. ministre Aliou Sow moom itam xalaat boobu la am waaye nag jàpp na ni nu ñu changer direction bi rajeunir ko daanaka bonul. yu xale yu méngoog jamono yu ñu jiital ñun ba ñu ñàkkee nguur gi 2012 maanaam mel ni mu dinañ fa dañu jiital na xale yi parti bi dañoo toog président Abdoulaye Wade ne ko lii gën a dëgëral parti bi mooy nga jël donc jënk ko ay yoxoy gone. buñ sukkandikoo ci ancien PDS yooyu yëpp kii di maître Abdoulaye Wade moom mooy ndey mbile ji daanaka parti démocratique sénégalais moo ko moom mooy buur di bu mi. RFM Sport. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. karaté la ñuy tàmbalee ak équipe nationale ci Jeux africains yi. ñoom mujj nañu ne boycott ba ñu jógte woon dañu koy teg ci suuf daal di dem foofee ca Maroc daal di fay jongante ji ñoom nag démb ñu ngi doon yëngu-yëngal bokk na ci lu ñu doon ñaxtu moo di ne yenn saa yi duñ leen jox gëdd gi war rawatina prime yeeg yi ni mel déggoon ngeen fi Abdourahmane Mundoor Sène tey jii ngeen déggaat ko mu indi ci ay leeral ci lu tax ñu nangoo dem foofee ca Maroc ci Jeux africains yi ñu déglu ko ak Youssouf Bodian. gannaaw ba nga xamante ni ministère des sports nangu na ci yenn si suñu ay revendication mu nekkoon fay ñu li nga xamante ne moom la ñu ameloon ci ay per diem ci championnat d'Afrique ya ñu jóge woon ca Gaborone balaa ñuy dem ci Jeux africains yi ministère nangu na fay li ni mel li des nag mooy per diem mu Jeux africains yi xamal nañu nekk ne dinañu ko fay mais il faut que ñu dem d'abord sur place comme ni ko yeneen discipline yi defee luy des rek mooy ba léegi problème mu prime yi ndax prime yi depuis pratiquement 2007 ñu ngi amee ay prime fayuñu ko donc ñu ngi waxtaan ba tey ci mbir moomule pour que ñu am nu ñu ko saafara waaye rek di lancer un appel ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk sport bi ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy sportif fii di Sénégal ñu fexe nañuy amee ce qu'on appelle un code sportif bi nga xamante ne tey ji dina régir lu jëm ci wàllu yooyu noonu ba nga xamante ne benn sportif dootul demati défendre les couleurs du Sénégal ñibbisi di daw ci ginnaaw ay prime. mu ngi noonu moom équipe nationale bu Sénégal tey jii la fiy jógee 19h dem foofee ca Rabat ca Maroc ba nga xam ne foofee la compétition karaté yi di tàmbali ci samedi ji lay doon tàmbali wàllu kata individuel ci jigéen ñi. ku def lu rëy am lu rëy dafa war a daj ñëpp. loolee Bakar Dia moom moo ko xamle nekkoon na fi jawriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram li muy junj noonu Makumba moo di ne ñii nga xam ne ñooy dem bitim réew di fa teewal Sénégal di indaale ay médailles ñoom ñëpp la ñu war a yemale ci niñ leen di sargale ñu déglu ko moom Bakar Dia ak Georges Déthié Diop.
football moom suñu Lions yi ay jàmbaar lañ damay féliciter bu baax a baax Aliou Cissé ak fédération bi yëpp mais ñu xam ni rek du football bi rek moo fi nekk itam basket baa ngi fii beach soccer ngi fii arts martiaux yaa ngi fi da ngay dem yenn saa yi compétition mel ni Japon wala fu mel ni Chine drapeau Sénégal jóg fa ñu ne la kii bi champion du monde la wala champion du monde Sénégal am na champion du monde dafa mel ni suñu jamono champion du monde boxe bu ci nekkoon kon boog champion la xam naa président de la République daf ci bàyyiwul xel mais xam naa ni nit ku bëgg yemane la ku bëgg aussi ndamo victoire yi nga xam ne Sénégal am na ko moo tax ma koy ñaan mu fexe gestu ñi nga xam ne itam ñu ngi indi médaille football bi nañ ko jox gëddam nag ba mat mais buñ fàtte kenn loolu mooy indi frustration alors monsieur le président su nekkee yaa ngi may dégg man waxuma en tant qu'ancien ministre pratiquant la budoka la instructeur de kung fu maa ngi entraîné wu ñu ngi lay indil ay médailles alors bàyyi ñu xel beach soccer bàyyi xel képp ki nga xam ne rek raaye Sénégal bi yëkkati nga ko sinon li mooy indi ay frustration li mooy indi yi nga xam ne daal baaxul ci sport ndax sport aussi dañ koy wax justice sociale la équité la ak égalité la. karatéka nag bu waxee te kenn déggul daa war a jëf. dëgg. ñu wéy wala. ci basket bi. ak wàllu góor ñeeg Moustapha Diop mi fii lay basket ci réew mi AS Douane la nekk moom nag bokk na ci fukk ak ñaari gaynde yi nga xam ne ñoom la Moustapha Gaye àndal foofee ca Chine ñoom dem nañu démb ci ngoon lii nag mooy buleet muy bokk ci coupe du monde ci wàllu basket moom Moustapha Diop mbégte la ci amee te nee na lépp lu ko ci war dina ko ci def ñu déglu ko ak Soda Thiam. bu ñu ñëwee la ma coach bi woo ma déwénati ko ba pare yooyu noonu mu dem mu déwénati ma mu wax ay kàddu yu rafet sax ba pare après si la di mooy genre sélection waawaat noonu la après ci la woo alors taxi wax ak sama yaay rejoindre groupe bi si saa si kontaan naa quoi entraînement bi tamit xaw na metti tuuti mais genre ñu ngi gérer te incha allah lu ñuy entraîné gëm nañ ni genre mën nañu jëriñ bu ñu yeggee fële ne incha allah. football kañ la ñuy tàmbale. xamaguñu ko ndax Ligue 1 ak Ligue 2 jamono ji dañoo tagg tembe ñi war a lijjanti seen i mbir moo di Ligue sénégalaise de football professionnel waaye mujj ñoo amub déggoo ci ban bés la ñuy door ba tax na ñu dàq yëf yi nee nañu benn conseil d'administration d'urgence la ñuy taxawal boo xam ni moom mooy xalaat ci ligue professionnelle bi ni muy doxee ni fii ci réew mi ak yan date la ñuy jàpp ngir championnat yi mën a door. kii suba ca Gana. la ca topp nag moom mooy Agogo Junior mi nga xam ni footballeur la woon attaquant bu international bu Ghana moom nag ñeent fukki at la amoon tey jii la faatu 2008 nag bokkoon na ci équipe bu Ghana bi nga xam ne amoon nañu raaye boobee ñu dippee médaille de bronze ñoom ñoo jeexaloon 3e ci wàllu Coupe d'Afrique ba. Junior Agogo mu ngi door carrière am ci atum 97 Sheffield ca Angleterre fa la doore jaar na États-Unis jaar Égypte ak Écosse ba faf faatu tey ji wàllu nawetaan tey ji la ñuy wéyal kon bëccëg bu njëkk bi ak ñetteelu match yi tey stade Albouri Ndiaye bu Louga xandaalu ca 16h la door ba léegi ak Jokko dinañ ci dikkaat ci kanam tuuti jamono bu Louga ñoom ak yoonu ndam bu lan la def Diourbel yaakaar naa wala Dakar ñoom ñooy laale su 20h jotee mbooloo mi bu Tambacounda ak Dantal bu Louga daañu laale naka noonu UFON ak dëkkandoo. jërëjëf quartier vert Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. géej bi mu ngi nangu suuf si ca île Dionewar ci région bu Fatick moo tax it association pour le développement bu Dionewar mu ngi jéem a indi ay saafara ci mbir mi Moussa Ndiaye mooy coordonnateur projet bi nga xamante ni fonds d'adaptation moo ko financé. projet bi nga xamee ne waa centre de suivi écologique jàppale nañ ñu ci ànd ci ak waa ministère de l'environnement pour que ñu aar suñu dëkk bi mën naa ne depuis 1987 suñu dëkk bi dafa xaw a sonn ci wàllu li ci géej gi def parce que géej gi da koy lekk ci lekkin boo xamee ne wax dëgg yàlla jaaxal na ñëpp financement bi nag dem na ba ci 700 millions de francs CFA dañ koy dugal ci dig bi dana dem ba ci 1 kilomètre ak genn wàll waaw mais ci gannaaw dëkk bi lay doon mais du ñu yem ci dig bi parce que war nañ tamit def lu ñuy woowee reboisement maanaam samp ay garab bu manguier li ñuy wax manguier mooy li tubaab di wax palétuvier boo seetloo dëkk bi palétuvier bari na fi wante palétuvier yi fi nekk jaww ji ni muy demee dafa dem ba presque yu ci bëri dafa dee moo tax ñu bëgg ko dëgëralaat dëkk bi dafa amoon ay garabu tiir ak ay garabu koko mais garab yooyu dafa màgget ba nga xamee ne njëriñ li nga xamee ne moom la doon amal population yi amatu ko léegi nag dañuy def plantation garabu tiir
ak plantation garabu coco. ñu waxtaanee léegi objectif du développement durable mi nga xamante ni kon mbébét bi mooy fexe fii ak 2030 ñu mën ko matal ngir loolu mën a antu am na caravane bu ñuy amal jamono yi ngir mën a xibaar askan wi caravane boobule mu ngi woon ca Louga ñu fekk fa Abraham Paul Pouy. ab caravane la ñu amal ci biir Louga ngir mën a sensibiliser askan wi ci li ñuy wax ODD muy objectif de développement durable di laal pàcc yépp ngir gën a ñoŋal nekkinu askan wi. ndaxte OMD yi 8 la woon mais am na si yoo xamante ne duggaat na si ODD yi mais tamit ODD yi dafa gën a yaatu dafa laal domaine yi nga xamante ne OMD yi jëlu ko woon en compte domaine yi nga xamante ne bëri na si yu mu jël. ñi nga xam ne nag ñoo yor ODD yi lu ñu bëgg mooy informer ci programme bile te wax ne askan wi yëpp dañ cee war a dugal seen loxo ngir ñu mën a atteindre objectif yi balaa 2030 Seynabou Niass moom ci ministère de l'économie du plan et de la coopération la nekk. parce que lii ñuy def nii yëpp si cadre mise en œuvre plan Sénégal émergent bi nga xamante depuis 2014 ñoo ngi koy def chaque année évaluation dafay am topp bi ñoo ngi koy def depuis day am ay revue annuelle conjointe yu ministère bi di def te boobu acteurs locaux yi seen cadre de suivi régional bi ñuy def dañuy remonter information ñun ñu mën ko jël au niveau central. programme des Nations Unies jëm ci wàllu développement ak ministère de l'économie du plan et de la coopération dañoo profité ci ñaari fan yi nga xam ne am nañ ko fii ci Louga ngir mën a sensibiliser waale ñi nga xam ne ñoo di élus locaux dëkk yile ci ñu xam importance bi nga xam ne ODD yi am nañ ko te ñu mën koo dugal bu baax ci seen programme de développement local ngir gën a ñoŋal nekkinu askan wi. Abraham Paul Pouy caravane de sensibilisation boobule dinañ ko wéyal ci yeneen région yu Sénégal yi ñuy xaar nag taxawaay bu am solo ci collectivité territoriales yi ñu déglu ci économiste bi ci programme des Nations Unies pour le développement Rokhaya Fall Touré. ñu dugal ko au niveau local au niveau territorial pour mën a atteindre cible yëpp ci horizon 2030 donc première étape bi mooy ñu ñëw fii ci région yi pour sensibiliser l'ensemble des acteurs territoriaux pour ñu xam lan mooy enjeu wu territorialiser les ODD pour Sénégal mën atteindre cible yi donc wax ak acteurs territoriaux yi wan leen ODD yi wan leen lan la leen mën a yokkal lan la mën a yokkal état bi après sensibiliser population yi parce que loolu dafa am importance ci agenda 2030 universel c'est universel il faut que ñëpp kenn warul des gannaaw ñëpp a war a être informé bokk ci processus bi xam fi ñu jëm ak lan la ñu def au niveau national jël engagement ñoom ci bopp même seen planification parce que c'est la base ñu dugal ko seen planification ñu xam ni ñoom ils sont prêts nit ñi jàppale leen ñu mën a def ODD comprendre nañu enjeu yi pour ñoom pour mën a impulser véritable développement local comprendre nañu opportunité yi mu leen dundal mooy bu ñu dugalee ODD déjà au niveau dañ na leen faciliter seen mobilisation de ressources ci coopération décentralisée. kaddu yi Abraham Paul Pouy moo ko nangu moom mooy tëj buntu quartier vert bu ba si di ñëw